La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di dalal ci seen émission e-transport yoonu jàmm comme semaine bu jot nañu koy defee fii sur la 90.3 iRadio dañuy waxtaanee lépp li nga xam ne soxal na dem bi ak dikk bi fii ci Sénégal tey nag ñuy dalal Ndongo Fall mu nekk transporteur am ay casquettes yu bëri ci wàllum transport waaye damay ànd ak comme toujours Ibrahima Ndongo suñu consultant kër gi nuyu naa la Ibrahima. maa ngi lay fay di nuyu Ndongo Fall di ko dalal jàmm di nuyu suñu auditeurs yi ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñooñu safoo samedi bu jot ci waxtu yi. jërëjëf donc Ndongo Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal ci e-transport yoonu jàmm. waaw maa ngi lay fay di nuyu aussi Ibrahima Ndongo di nuyu suñu mbokki transporteurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dund ci oto maa ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf monsieur Fall question bi ma lay njëkk laaj dafay ñëw toujours ci sa wàllum présentation ni ma la présenté léegi nekk nga transporteur yan fonction ngay occupé ci wàllum dem beeg dikk bi fii ci Sénégal. waaw ci dem beeg dikk bi casquette yi ma ci yàlla jox vraiment xaw na am solo tuuti parce que man maay directeur général bu STC société de transport et de commerce. maa ngi évoluer ci corridor bi. am naa aussi ay oto yoo xam ne ay conteneur porte conteneur la maay premier vice président bu AFTU ci Tata yi man maay président bu GIE Darou Salaam aussi maay PCA bu Mectrans mutuelle bi nga xam ne mooy accompagner transporteurs yi. voilà casquette yi ngay occupé ci wàllum transport bëri na mais tey nag bu ñuy ñëwee suñu émission dañuy waxtaanee préparatif li jëm ci màggal Touba xam nga pour nga dem Touba moom da nga foog nga yëg ci oto yi mais aussi ak ubbite école bi dafay an élèves yi dañuy jël ci oto yi Ibrahima Ndongo il a plusieurs casquettes je pense que tey moom fu ñu ko mën a. mooy la totale. fu ñu mën a waxtaanee ak moom ci wàllum transport bëri na kon auditeurs yi également ñi ñuy déglu ci émission bi lañ bokk mën nañu woote si 78 119 44 40 78 119 44 40 monsieur Fall actuellement naka nga gisee système transport Sénégal bi. waaw nga xam ne soobu nga ci bu baax. waaw d'abord dafa am benn kii bu ma fàtte woon muy ramassage d'ordures yi. maa ngi ci aussi ramassage d'ordures yi ay oto mbalit yi. am na lu ma ci yàlla jox au maa ngi agir foofu. waaw casquette yi bëri na de. waaw macha allah alhamdulilah sant yàlla. d'accord actuellement naka nga gisee dem bi ak dikk bi fii ci Sénégal fu mu toll nii. waaw dem bi ak dikk bi gis naa ne mi ngi avancé mais des na am na ay pas yu jéggi mais nag des na. te it li des bari na parce que monde bi dafay évoluer buy évoluer da ngay ànd ak monde bi la nga xam ne moo newoon démb mënula exister tey la woon démb lépp dafay toxu. parce que boo gisee boo xoolee service yi ñu ci bari ñi ci ne woon genn wàll yëpp retraité ne ñeneen ñoo ñëw yeneen njàng yu bees moo am la xewoon daaw xewul ren te noonu la àdduna bi doxee kon na ko bëgg mën a réussir ci transport bi il faut nga ànd ak monde bi ni muy évoluer ànd ak moom. yow nga nekk ci AFTU également nekk premier vice-président n'est-ce pas. waaw yéen ngeen da ngeen dolleeku ci transport bu ñu ko doon ba ñu leen doon fi sam pour moderniser. transport bi la est-ce que depuis lors. yaakaar nga ni sas bi ñu leen sasoon matale ngeen ko ci wàllu modernisation transport. modernisation transport bi am na luñ ci def mais nag des na des boobu mu des tax na actuellement am na benn société bu ñu créé tudde ko Captrans ça fait un moment yoo xam ne bi ñu ko créé ba léegi suñ benn collègue transporteur nommé Pathé Pouy moo fa nekk doon coordonnateur bi. mais dem nañ ba gis ne li ñu soxla woon ci résultat vraiment joxewu ko. am na nag lu mu ci def wax dëgg yàlla jàmbaar la il a beaucoup travaillé ñu ne bi ñu toogee ñu waxtaan ñu ne actuellement li ñu war mooy ñu wut un ingénieur du transport ku xam logistique ñu teg ko ci bopp bi. bi ñu nommé Alaaji Njoogu Jeng comme PCA bi. moom itam mu daal di fekki conseil d'administration bi ñu waxtaanee loolu ñu juboo ci ñu jël un ingénieur du transport koo xam ne un nommé Matar Gueye yàgg na ci transport yaakaar naa Sénégal gi yëpp xam nañ ko parce que lu bari ci réew mi fii moo ko tracé surtout fluidité Dakar bari na lu mu ci def kooku la ñu nommé tout récemment mi ngi doog a jël service ça ne fait même pas un mois
te loolu lépp pour bëgg a moderniser liggéey bi gën a rafetal liggéey bi ànd ak nit ñi ca ni ko clients yi bëgg ak ni nga xam ne moom lañ ñu ko joxe woon du gën koo moderniser indi fii loo xam ne mosu fee am. loolu moo waral ñu nommé un nouveau directeur pour mu gën noo dimbali ci liggéey bi. Concrètement lan ngeen jàpp ni ngeen motewul ba tax ngeen def ngeen changer noonu de personnel. D'abord li ñu matalewul gis ngeen souvent ñuy wax naan chauffeurs yi dañuy dàqee. ñii di wax naan contractualisation bi matewul. bari na ay manquements yu sew yi yoo xam daal yooyu yëpp lañ bëgg ñu teg ko ci raay bi. dañu bëgg actuellement képp ku nekk ci biir liggéey bi ñu wutal le contrat de travail ngay liggéey comme sa ñi ñëpp sociétés yi di ko defee. ngay liggéey 8 heures de temps wàcc nga liggéey 40 heures dans la semaine bu sa congé jotee nga demander congé affaires sociales yi danañu leen verser lépp li loo xam ne moo war ci liggéeykat. comme employé iRadio yi ñu am fas na ni yéen nu itam employé yi nga xam ne moom lañ yore ñu am loolu. waaye nag dafa am alibi bu ci nekk. parce que bi ñu toogee ak directeur CETUD ak les syndicats ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ñu ne impérativement la woon moom mënatul la nekk. dëgg la bari na ci nun ñi ñoo xam ne amoon nañu ay contrat mais bi ko syndicat yi si xoolee ñu ne contrat yooyu ñoom bëgguñu contrat yooyu parce que contrat yooyu c'est démodé. dañoo bëgg dans de nouveaux systèmes. nouveau système bi moo di ne contrat yi leen joxoon 40 heures la ñu war a liggéey par semaine mais contrat yi nga xam moom la ñu doon exercer ëpp na 40 heures. chauffeurs yi di ko jooy toujours di wax naan dañuy xëy 5 heures du matin di wàcc 23 heures. ñu ne léegi il faut que ñu moderniser kii bi léegi il faut oto bu nekk am 2 chauffeurs 2 receveurs. kenn ki di xëy 5 heures 30 benn équipe bi di xëy 5 heures 30 war a wàcc 13 heures 30. beneen bi ci des jël relève bi de 13h30 à 19h30. mu nekk double équipage. bi ñu defee loolu ñu ne léegi il faut ñu wut ku ko porter ñu def essai bi bi ñu defee essai bi ñu ne mais comme que tu as un parc important yow la ñu bëgg nga jël chapeau bi nga commencé ko comme ça après d'ici quelque temps nga jox résultat yi. bi ma ko jëlee ma def noonu mais chauffeur yi dafa am lu nekk seen bopp yi loo xam ne muy problème ration. te ration yoon defu ko lu ñu leen daan may la mais ñoom fi mu ne dañu ko def droit. bi ñu defee noonu ma signé leen contrat yi ne leen ration day jeex prime day jeex. dàqalewuma kenn sasuma kenn mus fee ñëw ba ma ne la sa versement daa bon moo tax dama lay dàq mus ta am. sasuma kenn tam ku xëy sa heure daal moom ni ngay respecté heure de travail nag ku ci respecté wul danaa ko dajale ak yow li ma ci yoon wax danaa ko def. mais à ma grande surprise bi ñu demee fay gu ji le premier mois ñu def benn groupe ak sendoo daal di ak sama bureau ne ma dañ laa soxla ma xool ne leen yéenay ñan parce que personnel bi ñëpp xamuma leen Ousmane sama doom moom lañ gën a xam ma leen yéenay ñan ñu ne ma nun sa waa kër la nun nooy chauffeur yi nga contractualisé ma leen lu xew ñu ne ma contrat yi dañ cee mënul liggéey ma leen comme que dañ ko defoon juridiquement seen syndicat nga fa woon da ngeen di indi seen syndicat ma toog ak moom wala ngeen indi avocat bu fekkee syndicat bi doyu leen indi leen seen avocat ma toog ak moom mais groupe bu toll nii mënumaa wax ak ñoom il faut ngeen wut un délégué bu ñëw ñu lànk daal di gaare foofu oto yi daal ne dañuy bàyyi presque 15 personnes booba daal di démissionné ma leen d'accord y a pas de souci mais li nga xam ne moom la yoon wax ma digle ko ak samay nawle du ma ci dellu gannaaw ma jël oto yi bi ñu xamee ne rigueur am na ci man te du ma dellu gannaaw bari na ñoo xam dañoo daw dellu si waat jël seen i oto am ci ñoo xam ne bañ. ñoom lan moo leen di déranger ci contrat yi. li leen di déranger moo di ne dañ leen daan jox chaque jour ration entre 2500 et 3000 francs par jour. ration yi pour lan la woon. ration yi li ñu leen daan may la mais ñoom nee nañ pour ñoom c'est un acquis dañ leen koo war a jox. d'accord am na ku nekk ci ligne bi. salaamaaleykum aleykum salaam. iRadio la soxla. yaa ngi iRadio monsieur dama lay ñaan nga rajo bi nga wàññi ko wala nga fay ko su ko defee nga mën ma dégg directement si sa téléphone. waaw wàññi naa ko. voilà yaa ngi ci e-transport yoonu jàmm. ok mu bëggoon a participer ci message. yow rek la ñuy déglu foo noo tudd. Djili Badiane. Djili Badiane ñu ngi lay déglu. di safaru alal Dakar safaru yeewoo Touba di dem Dakar di siwat. li bàyyi ndongam Fall moom wax ci laa jublu. ndaxte ñun ay gone lan ñun ñëpp. mais danoo wiisee safoor. bëggal ko sunu bopp. mais bu njëkk safoor damaa jàppoon la ci nekkoon ak léegi moo bokkul.
allo. waaw yow rek la ñuy déglu ji li la fa nekkoon ak léegi moo bokkul c'est parce que chauffeur yu njëkkee boo leen masaana gis sax mën ngaa jàpp ne ñii doo jàpp ne ñi ay chauffeur la li bàyyi noo nga wax léegi man du ma ko weddi chauffeur la mais man damay nekk télé bi di gis chaque jour ñuy dàqante te loolu noonu moom lañ war a dépasser bàyyi ko yow ñi nga yeb waruñu laa gën a bëgg sa bakkan c'est parce que mënoo yor oto bu yeb ay 60 quelques personnes wala ñun suñu oto yi di yeb 4 personnes mu leer ñi nga yeb ñëpp yow sa bakkan seen bakkan yaa ko yor kon war ngaa nekk responsable gëm sa bopp yóbbu leen ci jàmm ba kenn ku ne bu wàccee dana ne kat ñii nii ñi ngi avancé. dëgg la. c'est parce que chauffeur man bëgguma ko man na bëgguma chauffeur boo xam ne foo wàccee ñu xam ne chauffeur sol carax soli seulement soli kiloot yoo xamante ni maanaam ku bëgg dugg ci yow sax dalay ragal wala du la ñeme. yëpp ay client taal ay cigarette yooyu yëpp man boolewu ma ko ci chauffeur. man boog dama jàpp ne chauffeur noble la te métier bu noble laa ko def. c'est parce que fii gis naa si ñoo xamante ni ak ku mën a doon président sax bu bëggee dem chauffeur mooy dawala. ku fi génn chauffeur yóbbu de. waaw kuy dem chauffeur moo lay kon chauffeur noble la. mais ñi ci raxte bokkuñu ci nag ñoo bëgg a yàq liggéey bi mooy ñi nga xam ne civilisé wul bëgguñu seen bopp bu ñu yebee maanaam duñ yàkkamti wàcce client yi te xamuñu lan moo leen mën a fekk ci heure bi ñuy daw loolu moo jaaduwul. man moom wax dëgg yàlla maa ngi kontaan émission bi te di ko teewlu ci bàyyi xel. di wax ne am na solo bàyyi ndongo Fall ñu bàyyee nan la suñu kaddu loo ñu waxal daal jàppal ne moo gën ci ñun. jërëjëf Magal Touba gi mais lancé un message bi wax ne nan def la Sëñ Fallu waxoon. nikk ak jàkk bu ne teg nga ne teg bu ne yomb nga ne yomb jàpp naa ne ku ko def di nga am ndam ndax ca moom lañ jëm wassalaamu alaa man ittabaal hudaa. jërëjëf Djily Badiane kàddu gi rafet na mu nekk chauffeur bi nga xam ne mu ngi ñëw ci doxalin bi. chauffeur yi nu ñu war a toogee ah. ñëw na ci calu beeg yooyu yëpp ñëm seen ñu bàyyi leen nga continuer. waaw d'abord ñuy remercier Djily Badiane. mu yore oto allo Dakar yi ci la yore di daw Touba. ñu koy remercier parce que loolu mu wax dafay lu am solo des fois nga gis arrêté taxi bàyyi ko ndax la tax nga bàyyi ko parce que comportement chauffeur ba nga ko fekkeel chauffeur bi boo xam yaa ngi liggéey ab sous-vêtement bu tilim ngay sol rasta sa bopp mbaa nga bënn jaaro def ci sa nopp boo wàccee nga gis ma ngay jëngal genn wàllu xoot na ma yàlla jéggal genn wàllu kiyam baa ngi feeñ yorub cigarette bu wàccee nga gis mu yore ay carax est-ce que kooku da nga am confiance ab transporteur sax ci boppam moo war a jëkk a bañ a embauché ku mel noonu parce que kooku bëggul boppam te ni muy traité boppam donc ne lay traité oto bi nga xam ne moom la yore parce que bëggul sa bopp doo bëgg la nga yore. may rafetlu kàddu gi parce que man mii di wax ak yéen man chauffeur laa mës a doon amul li loo xam lu ma doon ci ndey wala lu ma doon ci baay wala ci nijaay damay liggéey ak sama patron daan ko woon correct ba mu xëy lebal ma oto ba mu keroog bi nga xamee ne mi ngi nii lebal oto yi daf ne comme avancement lebal la fekk ma nekkee Mbàkke man Mbàkke laa yoroo fa laa jànge oto sama premier kër fa laa ko jëkk amee ma dem wantee kër ga 500 000 jox ko ca laa démarré bi ma ko yoree oto booba tam yàlla dimbali na ma am po moom mësuma caa jaar yàlla dimbali ma 8 mois laa dawal oto booba mat mu lebal ma beneen ci lii laa démarré mais damaa gis léegi chauffeur yi léegi lu ñu xam nangootuñoo liggéey ñu ci bari boog ba pare toujours ñi ngay xeex ak seeni patron yow ki nga xam ne moo la embauché lay sa njariñ yow moo di ne nga jéem a juboo ak moom ëllëg si biir man li may ñaan yàlla ku ma àndal ku ne fa nga xam ne fa la ma sama patron jaaraloon ma jaarale fa du ma bàkko nag waaye yaakaar na dëkk bi bari na fi ñoo xam ñi ngi dawal doon tey ay transporteur ci sama loxo bi lañ jaare loole ñi ma defaloon nag moom laay joxe njukkal waaye nag ma dama yore ñaari casquette ku bëgg a xeex ak man ma ànd ak yow ci xeex bi ku gor su bëgg a ànd ak man ci ngoree tam doo ma gën a goree waaye nag chauffeur yi léegi moom wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne moom seen comportement rafetul des fois gis nga tataay yi am na ci yoo xam dañuy wax bay bëgg a dee pare-brise bi boo xam dañ cey def ay photo yi sëriñ si nañ ko yóbbu ci kër ga man murid laa mais à chaque fois fu ma fekkee photo sama sëriñ ci oto bi dama leen wekki ko nga yóbbu ko ci sa bopp lal. am na solo monsieur Fall. Ibrahima Ndongo dafa doon ñëw léegi ci li nga xamante ne dinañ ñëwaat ci moom en fait. parce que chauffeur yi mu doon wax dañoo ñëw seet si ko. te àggalewu ko. voilà ci loolu laa bëgg a ñëw mu ngi nekkoon di avancer ci loolu mais yow concernant AFTU bi nga xam ne moom la nekk ci processus toujours modernisation bi ñu nekk par rapport ak bañ leen fi tegee ba léegi ils sont toujours ci lancé modernisation. waaw xam nga
ci départ bu nekk moo départ baa gënoon a métti parce que ñi bëggoon tata yi sax bariwul bu dañ koy indi di leen jox tata yi ñoom ñëpp kenn bëggu ci woon xam lu ko waraloon mooy lan ñoom dañoo tàmmul woon da nga professionnalisme di liggéey di fay ay traite loolu dañu ko miinul woon te itamit dañoo ragaloon ni buñ ci xësee ba dugg da nga dañu am ay difficulté pour fay montant ay millions ay milliards nga di ko leb ci ay bor da nga miinuñu ko woon alors que mooy li ñu doon wax fii transport dafa nekk léegi industrie nga xamante ni ñu koy gérer comme ni ñuy gérer ab usine da nga am sa ressource humaine am sa comptabilité am ainsi de suite ak sa organisation exploitation et conso donc li nga xamante ne moom la wax da nga man j'aurais bien voulu que tey ji ñoom ñu da nga jëm ci géolocalisation comme chef de gare yi da nga ni ñuy nekk fële da nga ci seen gare yi da nga toog ci ron ci naaj bi ak yooyu am ay conteneurs yu ñu defar comme bureau da nga am ordinateur am géolocalisation nga xamante ni chef de gare bi dina xam ba car bi mi ngi ñëw bi départ na mu nga toll tel endroit ci itinéraire bi yëpp daf koy mën a suivre da nga man ci yooyu laa bëgg ñu jëm da nga am système de réparation et de dépannage ndax man gis naa léeg-léeg oto boo xamante ni ci tata yi day panne ci kaw tali bi toog fa ay waxtu yu bëree duñ ko fa jël et puis mal garé semaine passée moo jógee fii ci Fann am na boo xamante ni foofu laa ko fekk te ba may demaat foofu laa ko fekkaat te nga ñu bëri nañ dëpp ci démb ga ma nga fa woon xam nga système boobu da nga ko war am mooy boo xamante ni collectif boo xamante ni oto bu panne day dem jëli ko génn ko ci yóbbu ko ndax Dakar dem dikk tamit wax dëgg yàlla daf mu publicité mais ñoom oto bu panne nit ñi wàcc jël beneen mais service dépannage day daal ñëw immédiatement da nga daal koy jël en charge donc il faut ngeen jëm ci loolu man loolu laa leen di est-ce que loolu waruñu ko woon jël en compte bañ leen fi teg déjà parce que ci jamono ñu toll ñoom boo fi seet léegi ay at ñu ngi ko fiy def est-ce que yéexul gaawul trop xam nga docteur Aw mu doon na ko fi wax dañ ko fi invité mais daf ni processus la processus nag da nga gis ñoo xamante ni comme par exemple ñoo xamante ni ñooy nekk leader ñoom ñooy ñi nga xamante les sacrifiés bu doxee ñoom ñoo ci njëkk a bénéficier mais bu doxul tam ñoo ciy gën a dee donc mooy comme ni ma waxee oui am na ku nekk si ligne bi allo waaw allo oui allo yaa ngi si e-transport allo sëñ bi ñu ngi lay dégg yaa ngi si e-radio waaw maa ngi leen di siyaar man chauffeur taxi la waaw noo tudd man Omar Sène laa tudd Omar Sène yaa ngi ci émission transport bi. waaw maa ngi rafetlu waxtaan bi noonu Fall moom xaw ma ko mais vraiment. dégg naa Tom tey liñ ci wax ci moom lu rafet ngay wax ci moom bon vraiment maa ngi rafetlu ni mu kii mais bëggoon naa fa itam ñu xam nga tabaat defuñu woon pour mu départ. bu ñu déparé moom fekkee ne seetlu na li may wax tabaat bu ñu départ. ci fi ñuy gaar bi ñu jógee. 5 la ñuy daw 10. waaw ku leen calculé ñu freiné ne la génnal dem. di daw ay 5 nasal point ba àgg si benn. réglé loolu vraiment moom ak kilifa gi ko ci yàlla jox. war nañ cee mën a seetluwaat vraiment liggéey bi gën a rafet. bon bëgg naa aussi interpellé ko mu ci affaire transport mu bañ a wax sa tëraay rek. donc ñun ay taxi la ñu yor mais mënutuñu liggéey. xam na li ma koy wax. ay particulier amul benn sénégalais bu nekk Sénégal te xamoo ne ay particulier ñu actuellement ñoo yor transport bi. ki woote léegi ne la allo Dakar laa yor particulier la yor Touba Dakar lay daw. fii ci dëkk bi amul du Sacré-Cœur du Centenaire du Ville du Fann du Université amul fooy jaar te gisoo gaaraasu ay particulier yu def transport ba bëggoon. interpellé ci Ndongo Fall moom mu vraiment mu wax ma ci en tant que transporteur en tant que responsable est-ce que loolu rafet na ci réew moo xam ne nii ñëpp a ko bokk ku ne war a def sa liggéey am ñuy def liggéey seen liggéey def liggéeyu jàmbur maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Omar Sène am ñuy def seen liggéey def liggéeyu jàmbur privé yi lay wax wala ñi nga xamante ne boo demee yoruñu licence de transport mais ñu ngi am na nuñ koy woowee amuñu agrément mais ñi ngi yeb nit ñi di leen yóbbu de point A à point B ci loolu après nag dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo émission bi mooy clando yi quoi la bëgg a wax clando yi ak am na beneen terme rogojeer yi war gaynde yooyu la ñu tuddee war gaynde waaw d'abord maa ngi remercier ñoom ñaar ñi intervenir ñëpp surtout Omar Sène dafa wax lu mu wax li loo xam ne dafay dëgg parce que Dakar léegi booy xool clando yi ñu ëpp taxi clando yooyu ay nouveau bëri ñoo leen di yore poids léger la ñu yore adapté wul pour ngay jël nit ki koo xam ne da nga koy encaissé auto transport en commun bu am licence chauffeur ba yore transport en commun moom assurance su transport en commun kooku mooy oto bi nga xam ne moo war a jël doomu aadama di ko fayeeku
waaye oto bi boo xam ne poids léger nga yore assurance su particulier amuloo droit di jël nit di ko encaisser nit ñi ci dugg tam ci risque la ñuy dugg mais ñu ci bari dañoo xamul. ndax accident bi bis mardi taali bis bu defee accident assurance boo dem mu ne la man particulier laa la kile woon te transport te ñii nga yore ay ci transport nga leen jël. mais est-ce que du monsieur Ndongo est-ce que monsieur Fall plutôt est-ce que du dafa am fu ñi nga xam ne ñooy assurer transport yi ñi nga xam ne ñoo am agrément yeeg licence est-ce que amuñu fu ñu fayiree moo tax nit ñi léegi di rabattre ci privé yooyu xam ne bakkan jàmm la bëgg la ñuy wax tamit. non du question fu ñu fayiree. parce que taxi yi xam nga ne doy na en ville. bu dee taxi bu bees am na fi bu dee leneen am na fi bu dee taxi aéroport yi am na fi oto yu bees am na fi moom kay dañoo dem ba nga xam ne fii ne moom. ki nekk ci hors la loi moo ëpp doole ki nga xam ne moo nekk en règle. parce que dama lay jox benn anecdote sama vice-président Modou Mboub am na benn bis mu wàccee benn oto bu bees oto bi bi xam nga oto yu bees yi bu ñuy ñëw il faut nga daw quelques jours sa agrément sa licence doog a génn. oto bi mu demee ba ñëw ba ci Cambérène foofu ci croisement bi benn alkaati arrêté ko parce que xam na ne oto bi amul licence bi mu génnee ça fait un bon moment yàggul daal. bi mu ko arrêté laaj ko licence mu ne ko sama licence mi ngi en construction mais pareegul mu wàcce clients yi fourrière oto bi woo clando yi di jël clients yi est-ce que loolu respectable la parce que moom yoon la fi war a nekkal mais heureusement Modou Mbow bi doon na ko pànk dem ba ca commissaire ba wax ko commissaire ba ñëw foqati pièces yi alkaati ba delloo ko ñoo ngi gërëm aussi commissaire Parcelles Assainies boobu nga xam ne moo defoon loolu mais fi mu ne dafa mel ne noonu ñi nga xam ñu nekkul en règle ñoo ëpp jàmm ñi nekk en règle parce que ñoom ñi ngi gis clando yi ñi ngi daw mais fi mu ne li ñuy single yi gën a single yi moom mooy tata yu bees yi nga xam nañ bañ génnee li amul 15 jours ñoom dañuy daal di xam ne kee licence am pareegul comme que licence il pareegul bu ñu nee yunn muy oto bees rek ñu daal lay arrêté ne la jox ma licence boo joxewul licence mi ñu fourrière la loolu tam dafa metti ci nun te pourtant clando yaa ngi leen di romb te xam nañ ni clando yi amuñu licence amuñu transport en commun waruñoo daw ci transport en commun ñu di leen privilégié loolu kon nag dëkk bi dafa laaj ñu waxtaanaat parce que réew mi noo ko bokk. mais nag kiy nekk ci yoon fi mu ne moo gën a sonn ki nga xam ne nekkul ci yoon. d'accord ngeen nekk yéenay assuré transport bi si ëpp yéen a koy assuré yéen privé bi ñu toll nag ci jamonoy ubbite classe comme nu ñu ko waxee élèves yi tàmbali nañu jàng nag da ngeen toog ngeen jël ay matukaay pour mën a accompagner rentrée bi su ko defee ñi nga xam ne déjà ñoo fi nekk di xëy di dugg ci oto yi ak élèves yi ci dooleeku du am problème. waaw actuellement loolu ñu ngi ci parce que actuellement am nañu 400 bus yu war a génn. te loolu lépp prévoir nañ ko pour ne woon au mois de septembre octobre nañ fexe oto yooyu bu lépp génnul tam bari ci lu génn bu ngeen xoolee dëkk bi actuellement am na yeneen oto yu bees tata yu bees yoo xam ne grande capacité la yoo xam ne ñu ngi leen di génn. Marco Polo yi. waaw ñu ngi génn noonu 913 ñu ngi génn benn par benn. loolu prévoir nañ ko incha allah ragal naa ne suñu yàlla dimbalee. problème ouverture des classes élèves yi du ñu am problème ak chaque jour que jëfee am na loo bu war a génn. ci wàllum oto ci wàllu oto yi. fekk si fi oto yi fi ne woon. tey lépp 400 bus la war a doon pour ñu àgg lépp 800 bus la sax mais 400 bus yi li ñu génnee actuellement yeneen jamono ñu génne yeneen 400 bus yi. mieux King Long yi màggat yi nga xam ñoo fi ne woon nga xam dañuy déparé de gare à gare mënuñoo àgg. fi mu ne waxtaan nañu ak président bu AFTU ak directeur du CETUD. fas nañu yéen leen changer parce que gis nañ ne mi ngi yàq sunu liggéey mi ngi yàq liggéeyu AFTU ndax bu fekkee da ngaa dugg ci King Long bi bala ngay àgg ca gaar ba ci des mu paan nga taxaw foofu tam xam nga manque à gagner le pour le transporteur mais manque à gagner tam pour client parce que client bi nga xam ne dafa amoon rendez-vous am lu mu doon doxi oto yi paan muy xaar beneen bu dee heure de pointe mën na faa yàgg te du am oto bu ko remplacer moo tax actuellement ñi ngi ci étude King Long yooyu nga xam ne ñoom màggat yëpp. ñi ngi leen di recenser pour jéem a fexe nu ñu leen remplacer ak yeneen oto yu bees. d'accord comme ñoom Ibrahima Ndongo pare nañu pour accompagner ouverture mais wàllum King Long yi du ñoo mujjee ñëw tata. waaw. King Long yi ñoo ñu gën a màgget nag. non parce que c'est pas adapté. non c'est que King Long yi carrosserie bi baax na mais King Long bi li muy paan toujours problème embrayage problème cardan foofu la affaire bi normalul ba pare tam King Long yi seen pièce de rechange na mu war a bareewu nii te en plus de ça sun mbokk yi nga xam dañuy jënd pièces yi tam au lieu ñu jënd pièce d'origine pièce adaptable la ñuy jënd boo ko monté ci oto bi 2 ou 3 jours mu commencé waat détérioré wu
te it consommation King Long moo ëpp consommation sunu Tata 913 yi ak. te 913 bi ko ëpp capacité d'emport. mu ngoog voilà. C'est pas du tout rentable. donc les pannes sont fréquents. oui comme ni nga ko waxee daf di nii exactement pour revenir un peu en arrière comme mooy li nga doon wax nii seen tenue yi ñu sol dañu war a am donc benn dress code bu ñuy def pour xam ne ni kat léegi kuy liggéey fii da nga war a sol bii yére nii ak nii nga jox leen ko ñu koy sol dégg nga à partir de ce moment là ñëpp dañ sol tenue boobu ñu xàmmee leen dégg nga li nga xamante moo ci nekk affaire assurance bi. oui am na ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. fan la i rajo ah. waaw yaa ngi i rajo 90.3 Dakar. waaw mani. waaw. man de maa ngi lay woowee Saloum ci département Koungheul. Saloum département Koungheul noo tudd sëñ bi. sëñ Modou. sëñ Modou noo sant. waaw man de ñun rajo bi daanaka dañ ko dul am quoi léeg-léeg bu seddee nii daal ay suba gi nii dañ ko am mais benn heure nii dama toog nii rek maa ngi ko am nii mais leerul nii ko daa sedd. foofu ca Koungheul. waaw léegi nag bu ñëwee ma doon demal fii ci fréquence bi ñun dañ naa avancé de ñun rajo bi moom neex na lool. mën naa xam ci ban fréquence ngay amee i rajo. non rajo poste kii yooyu la xam nga laa koy jàppee taxaw moom. jàppoo fréquence bi d'accord. waaw mënoo ko xam ci rajo bi nii parce que rajo corde yooyu ngay dawal nii daal. d'accord. waaw bu ay téléphone moom xalaatoo ko fi am moom rajo bu mag ngay mën a am mën ko ci am wala doo ko am. dinañ ci bàyyi xel techniciens yi ñu ngi lay déglu dinañ. saafara waaw defal ñu si xewal waaye ñun am benn rajo bu dul suñu rajo communautaire yi rajo yu mag du RFM du rajo yi Walfadjri benn rajo mënuñ ko am. rajo ngi ñëw. d'accord dinañ ko jël ay saafara monsieur boobu ñu ñuy woowee foofu ci Koungheul. ci ginnaaw Kaffrine ci Saloum ci gannaaw Kaffrine la région Kaffrine la bokk donc ñu doon wax ci dress code ak dégg nga effectivement fab oto man tata yi que vraiment war ngeen am aussi bi ngeen amee conseiller dégg nga logistique war ngeen am conseiller technique boo xamante ne aussi mooy saytu affaire oto yi si réseau oto yi nga xamante ne amuñu yoon mu arrêté leen man gis naa seen oto yoo xamante ni la dañ guddi day faar bu lakk dégg nga mu di ko dawee amul feu de stop wala yooyu gis naa yu pare-brise bi toj wala yu lunette arrière bi toj yooyu yëpp da nga dafa war mën a ñàkk da nga de telle sorte que assurance comme ni nga ko waxee tamit assurance contrat la du këyit bi rek de contrat bi nekk ci bopp bu jëyee amee assurance moom lay génne tegal la sa kanam c'est boo nga xam nag la ngay signé ba ngay def contrat nga xam contrat ba nga koy ut nga xam lan nga signé mais ku ñu def oui bismillah aleykum salaam ñu ngi ziar bu baax ñu ngi delloo ziar alhamdulilah yaa ngi ci émission e-transport yoonu jàmm. waaw maa ngi oote Touba 100.6 waaw 100.6 mi ngi ziar bu baax di defalu jotaay bi seen waxtaan bi jërëjëf am na solo lool di leen ñaanal sama borom defal ñu jàmm ñun ñëpp amiin xam naa transport bi moom xam naa fépp feebar rek fépp transport bi waaw war nañu bàyyi xel ci bu événement yi jublu ci chauffeur si ñuy yokk paas bi te loolu ci koy fenn di leen ci ñëw léegi ak Ndongo Fall ma ne bu ñu demee ba nga xam ne yenn événement yi jublu ci na comme màggal Touba bi ñuy yokk paas bi yokk bu métti loolu tamit moom lu ñu war a lijjanti la ndax nekkul yoon am na ñaareel ba tamit waaw ndax comme loo xam ne nii maanaam nit ñi dañ koy soxlawoo rek tax ñu yokk ko waroon nañoo weesu foofu nga xam ne nii lu mën a xew rek ak lu mën a am rek paas bi noonu lañ koy bàyyee wala yokk bi sax du jéggi de waaye xam nga loo doon fay 5 000 ngay dem bay fay 10 000 wala 12 000 loolu moom day na war lool dëgg la waaw ñaareel bi tamit li ñu tuddee maanaam allo Touba maanaam Touba Dakar allo Dakar yi yooyu moom war nañ ci taxaw bu baax a baax ndax li ñu daw moo jéggi dayoo man bu fekkee ñoom dawuñ ci yoon sax maanaam li ñuy dawee ci télé bi ak li ñu njëkkalante te ay xale kese ñoo ko yor ñaareel li ñuy dawee moom lu jéggi doyoo la moom man naa daan ci dugg waaye wàññi naa ko bu baax ngir seeni daw bu jéggi dayoo te loolu bu ndég yàlla tere bu soog amee day métti lool yooyu man mën na ko solo waxuma laa bu fekkee ne nag dawuñ ci yoon nga xam ne daanaka dañuy ci métier jàmbur la ñuy daw ak yooyu waaw loolu mën naa bàyyi xel baax a baax beneen bi it muy wàllu fiisarse bi lu mel ni tataay loolu wax naa ni fépp feebar maanaam nga xam ne ni oto bi dañ koy duy ba mu fees fépp loolu yëpp loolu moom client yi am nañ ci responsabilité waaye chauffeur ci bi am nañ ci responsabilité bu oto bi feesee ñu tëj ko te bañ a taxaw client yi tamit waruñoo nangu di dugg ci oto bu fees boo xam ne nii daanaka bu musiba amoon ñuy mucc du bari te loolu moom war nañ ñun Sénégal war nañ ci am jàngat
si lu mel ni Batolo Joola ak la ci aju. ci surnombre moom. waaw bi di jël ndombre yoo xam ne nii liggéey daal moom fi yëpp tegul ci yoon moom te feebar bi sax ñëpp teg nañ ci bët waaye sanctionné yi lañ du def maanaam ñi nga xam ne nii moom lañ war a teg daan yi ñu war a teg nit ñi moom lañ du appliqué ñaareel. léegi nag loolu fii ak appliqué wuñ ko coono bi day gën a bëri maanaam wax ji mën naa bëri xam-xam bi ñëw waaye daanaka du si mos a jógee ko. buñ fexe woon bay sanctionné nit ki ci dëgg bu ko defee di leen ci bàyyiloo xel sanctionné yi di métti te ñu koy leeral di ñu koy xam bu ko defee loolu yëpp dana mën a wàññeeku. am na solo waaw ñu ngi ñaan nag sama borom defal ci jàmm màggal gi ñu dëgg man sama borom def ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin jërëjëf mbokk bi ñu doon woowee Touba foofu noonu mun nañu am ci 100.6 fi mu ñëwee loolu sax moo lal suñu waxtaan bi jamono yi nga xam ne dañuy waaj màggal Touba élèves yi ibbi nit ñi dañuy dem Touba naka ngeen di gérer demande boobu c'est une forte demande nit ñi dañuy jóge fii Dakar ak yeneen i dëkk pour dem Touba nag yéen transporteurs yi préparé wu ngeen ci événement boobu. merci màggal moom yaakaar naa ne màggal yu bari fekk nañ fi. liggéey nañ ci itam lu bari mais transport dafa doon lii loo xam ne kenn ku ne ak na ngay gérer sa personnel kenn ku ne na ngay gérer ak sa politique gu transport. c'est ça mais man mii di waxee man Ndongo Fall damay wax chauffeur yaa ngi may dégg sama collègue transporteur yaa ngi may dégg ñeneen ngi may dégg man oto bu ma yore bu nekk location laa lay jox boo amee location boo àggee demal nga gaare ba màggal gi jeex nga jël ñi nga yoroon nga delloo si waat leen mais doon profitard ci màggal gi problème yu bari moo ko indi par exemple ni chauffeur bi di ko xool pour mu nattal la lu rëy indil la chauffeur yi bu ko defee ñoom ni ñuy dàqee di jël café pour supporter kii bi même di jël sax ay bon sax am na ci ñoo xam ne nañ ma yàlla jéggal parce que am na ñoo xam wax dëgg yàlla moom ñoo ma gën parce que ay taalibe lañu lu baax la ñu bëgg lu baax la ñuy def waaye am na ay brebis yu nekk seen biir yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu leen rax la gis nga seen oreille yooyu ñuy def ci pare-brise yi man am na ku ne ma ne am na ci chauffeur bi boo xam ne yàmbaa lay def ci oreille yooyu. di ko masqué nunu si yooyu. fa bu pare-brise dem ko rétrécir koo koy photo ki yónnus ba kenn xamul lu muy nuru. mais loolu ñu ngi ciy xeex parce que Captrans actuellement mi ngi commencé di ko dindi. dañ. bon li ñu dellu si waat ci problème mu organisation màggal bi. parce que bu ñu nee préparation yéen transport wàllu mag du rek oto yi. mais préparation bi dafay jëm ci wàllu chauffeur yi nu ñu leen di préparer. daw nànk yegg nànk day ñëw aussi ci wàllum technique bi nag oto yi. apt nañu pour dem def Dakar Touba wala Kaolack Touba ak fu ñu mën ci jóge nag yooyu yëpp da ngeen koy xool da ngeen koy càmbar balaa ñuy jël yoon. waaw loolu dëgg la parce que souvent problème yi am ci màggal lu ci bari ci particulier yi lay dalee. parce que lu tax muy dale ci particulier yi dafay am ñi ñoo xam ne amuñu habitude daan génn ak oto di def trajet yu yàgg yooyu ak coono boobu. beneen bi ci des da ngay gaare sa oto lu yàgg oto ba nekk foofu ba mu fëndëx pneu yi commencé di rouillé wu màggal gaa ngi ñëw nga daal di jóg tëppal daal di raxas daal di jóg teg ci tali bi. am na ku nekk si ligne bi xam dem na allez-y. nga daal di tëppal teg ci tali bi. suñu mbokki transporteurs yi aussi ñu bàyyi pneu yi occasion yi nga xam ne dañuy dem ba jeex ñu fab di leen rëddaat bi mooy dem ci vulgarisateur bi am na ay appareils yu ñu yor di ko tracé waat ba nga xam ne usure bi dafay kii. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Boubacar Diallo numéro 2. pardon allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam yaa ngi ci e-transport yoonu jàmm. waaw Boubacar Diallo numéro 2 Touba. Boubacar Diallo numéro 2 Touba. ñu ngi yaa ngi ci émission bi ñu ngi lay dalal. non incha allah baax a baax. yow rek la ñuy déglu Boubacar Diallo. man ñoo ngi ziar baax a baax Touba la ñuy woote. ñu ngi delloo ziar. alhamdulilah ba yéen am jàmm rek ñoo ngi rafetlu émission bu baax a baax. merci beaucoup. di ngeen bàyyi xel fii Touba nag moom ñu ngi jàpp ne moom yéen borom moom. kontaan nañ ci loolu daal ñu ngi téye ci seen loxo moom te xam ko. jërëjëf. di ñaan avancement bu baax a baax di ñaan sama tooma tamit Boubacar yàlla defal ko jàmm ak. amiin ak xew lépp rek. ak lii ñëpp rek ñu koy liggéey. amiin amiin. wàllum transport moom defe naa nguur gi moo ci waroon taxaw moom jàpp si. parce que oto yi paas bi ñu yokk Magal Touba wala dara xew ñu waroon a wàññi ñëwuñ ci woon di jokk ak yooyu. vraiment.
ñu ngi rafetlu émission bi nag di leen ñaanal jàmm di siyaar yi ñëpp rek. ñu ngi lay jaajëfal Boubacar Diallo alias Boups boobu numéro 2 bu nekk ci Touba moom mu ngi ñëw ci rôle état bi ci wàllum yokkute paas yi. nga bàyyi la nga continuer. waaw li may wax ne toujours entretien oto yi oto bala muy génn di dem de région en région am na entretien bu ci war. mais gaare sa oto ba mu neex la rek nga ne màggal gaa ngi ñëw nga daal di génne daal di raxas daal di tegu ci tali bi déjà radiateur bi nga xam ne moom nga bàyyi woon foofa bu fekkee dana amuloon eau glaciale radiateur ba dafay daal di commencer xomaag di boucher turu radiateur yi booy génn fii oto bi commencer chauffer. coupelle yi nga xam ne daawul dox. gome nañu. booy génn bootul da nga daal di booy pomper ñaari yoon daal di ñàkk ay frein. pneumatique yi nga xam ne yaa ngi ko gaare woon ci naaj bi. dem na ba nga xam ne doole ba mu amoon amatu ko léegi dafay mujj wañu. day wëree. waaw booy daw mën nay góondalee. dafa bari dafa am ni ñuy war a préparer oto. avant ngay dem ci long voyage yi. mais jóg rek. màggal gi ñëw na ak tàngaay bi ci ànd. ak tàngaay bi encore ak durée de route bi parce que fluidité ba nga xam ne moo amoon ci yoon bu njëkk. dafay daal di wàññeeku. parce que des fois heureusement sax bi nga xam ne Ila Touba bi am na mais sans cela daa nga départ fii am 10 heures de temps ci yoon wi avant ngay àgg Touba mais heureusement loolu dañ na. moo tax may gën a ñaax suñu mbokk yi à ce que nañu vérifier oto yi à temps. màggal li ci des bëreetul oto nañu vérifier surtout les pneumatiques les problèmes frein les problèmes de lumière. ak radiateurs yi parce que oto yoo xam ne ci bari ci àll bi ñu ngi chauffé ñàkk a xooloon seen entretien avant ñuy départ. moo dégg ni màggal Touba am na rek nga ne xaalis bi du ma rëcc daal naa yab. daw ba lakk juin de classe. waay donc mais à part loolu tamit am na ñuy des fii. urbain bi. waaw ñi def fii toujours nun duñu déserté waa bàyyi urbain bi ñuy kile noonu. parce que mais d'habitude problème yooyu nag dañ koy rencontrer ñëpp dañuy fàq dem Touba léegi. ñi des fii dañuy foog ne moo ëpp koom. non boo xoolee li nga xam ne nun moom la ñu yore bari na ci oto yoo xam ne fii la ñuy def dañ leen di immobiliser fii. surtout oto yi nga xam ne xew nañu màggat tuuti. non wax na dëgg pourtant non bi ba nga vérifier man lu ma la wax moom tegal sa baaraam ak yi dul yóbbu lu bari. waaw yooyu dañ leen war a wàññi ndax pendulaire la da ngay yóbbu vide. waaw wala nga dem toog fa. donc loo gën a yóbbu ci nit lu gën a bari moo la ëpp avantage. dëgg la aussi da nga war a xool ne yow mi nga xam ne yaa ngi dem Touba ñu dugal la ci oto ba màggat nga génn dem ba jam ñaayo wala nga dem ba àllub kaay nga paan fa kooku am na problème. parce que dootu am benn oto benn moyen bu ko génnee foofa. étant donné que bu fekkee oto màggat bi fii la paane ci Dakar par exemple mu départ Guédiawaye ñëw ba Patte d'Oie paan. clients yi fa nekk mën a jël taxi wala ñu dugg ci yeneen kii ñoo ëpp chance ki nga xam ne dañu koo bàyyi ca fu mel ne tropique mu paan foofu te jëm Touba kooku moo xam nga am na problème. boole kooku bagage sama coonoom te du gis oto bu mu dugg. kooku moo xam nga am na problème. mais toujours danañuy assurer transport ba nga xam ne ñu ne fii te ci Dakar yenn coono yi duñ ko am ci kàttanu suñu borom. dafa am question ba la bëgg a poser mais xam nga chaque année bu màggal gi jege see wala gàmmu wala événement yu mag yooyu gouverneur de région yi dañuy tenir ak ministère de l'intérieur des CRD. est-ce que CRD yooyu dinañ leen ci boole yéen pour ngeen wax seen xalaat. ak seen transporteurs yi. non malheureusement duñu ci boole. parce que Touba yaakaar naa CRD bu ñu fa war a def. am na kii koo xam ne ab transporteur la mais tam moo. affaire ndox lañ fee faral di wax. waaw mais ndox dëgg la mais. comme ni ñu ko doon waxtaanee léegi plan de circulation ci ville beeg yooyu ñu fay. dafa am anecdote boobu bu ñu doon waxtaanee tuuti. nga ni ma ndox day musuma dégg ki ko xam ca màggal ga la mare ba fa la dee. waaye nag oto tali bi mi ngi rey. loolu yaa ngi ma koy wax léegi. kon nag mooy anecdote bi boo xam moo gën a am solo. ndox mi bu manqué kooku mën nañu koo supporter nit ki mën naa toog ñaari fan ñetti fan te du sangu. waaye nag ki dee moom ñàkk na kii yam ba pare. moo tax jéem a xool li nga xam mooy fluidité circulation bi ak jéem a sécuriser ñu circulation bi moo ëpp doole ñuy xool problème mu ndox. parce que fii foo xam ay millions de personnes dafay nekk itam c'est pas facile pour nga mën leen a satisfaire en eau. fàtte nañu benn acteur bu am importance ci événement yooyu noonu waroon nañ leen ci boole. mais bu oto yëpp yembee chauffeur si parce que oto bu bees tamit lu mu bees organes yi baax ki kay dawal buñ ko ñaaxul comme sànq mu ngi doon wax booy dañ leen di war a yeb comme kuy yeb seet wax leen nu ñuy dawalee ci tali bi nag yooyu aussi. di ngeen comme bàjjen buy yëpp doomam waaw. xam nga anomalie yooyu toujours lu ko indi mooy nga jox sa chauffeur oto ne ko demal liggéey màggal gaa ngi ñëw na nga xam na ngay liggéeyee. kooku moom dafa am li yoo xam da nga koo ñaax maanaam daanaka da nga koo sas. ñu mel noonu ñooy profiteurs yi nga xam ne bu musiba amee ñu mel noonu souvent ñoo koy gàddu.
mais bu fekkente ne yow sa chauffeur da nga xam ne màggal gi ñaari fan laa ñett dong te yow normalement tey bu fekk ne ni diine moo woote kon waroon ngaa mën a sarse sax sarxe te yàlla tax ndax yool ba nga cee am mu ëpp doole nga bëgg koo def yow am marché nar koo exploité ca nam la neexee oto bi boo xam dana daw 24 heures nga wutu ko ñaari chauffeur ak ñett ko wàcc keneen yéeg looloo tam du doon lu rafet mais bu fekkente ne chauffeur bi par exemple comme man ni may def chauffeur moo ci jox location dama lay wax boo àggee ki nga xam ne mooy ki nga xam moom laa signalé contrat bi dama koy wax boo àggee oto bi na gaare sa kër caabi yi di ngeen def contrat bi ah oui waaw loolu moo baax da ngeen di avancer nag def contrat de transport absolument caabi ji mi ngi sa responsabilité oto bu mu tàkk te jógoo foofa wala boobu fekkee ne man am naa fa kër damay wax ne chauffeur yi képp koo xam ne amoo foofu dal bi bu nga ñëw sama kër dal si foofa comme ci neex ku ci d'accord ak man ci loolu mën ngaa taal sa oto ñëw sama buntu kër toog foofu ba màggal gi jeex nga dem jëli personnel bi nga xam ne moom nga waroon a jël delloo leen waaye li bon daal mooy bés bi daal clients yi bari na nañ ci profiter loolu daal lu indi accident loolu mais nag man du ma transporteur mais xam naa ni yow loolu boo ko defee aussi sa compte d'exploitation perte lay nekk non du doon perte ndax boo demee oto bi gaare ay jours liggéeyul mais sa mbaay ci benn allée mais nag jour yi mu tëdd na. il négocie bien ses contrats. mais Touba jar na lu ëpp loolu. yow yaa ngi da ngaa waroon transporter nit ñi gratuitement. kon kay bu fekkente ne da nga leen a yóbbu noonu dem gaare oto bi. Touba jar na lu ëpp loolu. d'accord da nga ko def daal parce que yow contribution bi. mais c'est ça. exact d'accord. kon yow yokkute paas yi nag ren gisoo ni nag paas yi dinañ ko yokk wala duñ ko yokk. non transporteur yi màggal bu jotee dañuy yokk paas de. transporteur yi yokkaloo wuñu kenn paas. dafa am li loo xam ci responsabilité. clients yi la ak responsabilité chauffeur yi par exemple da nga gis chauffeur bi boo xam ne dafa rang tey Kaolack nekk ca rang ba nekk 2e ou 3e position clients yi bari fi ba mu yàgg ñu wut ñu def benn collectif ne nañ seet oto bee bu nu mënee yóbbu daal di koy proposer ne ko dañ lay jox 250 000 nga yóbbunu xam nga ñu clients yooyu ñoom ñoo parce que xoolatuñu li nga xam mooy tarif bi ñoom nañ fi jógee ba dem rek la ñu xool kon clients yooyu ñoo yokkal seen bopp paas yi ba pare bu ñu génnee ne nun de daanaka ba nu kilee par exemple bi ngeen cotisé ngeen xam ne temps la dañuy daal di wax ne nun de noo ngi fay 10 000 francs aller Touba te fekk ne loola ci ñoom la mais loolu tam dina am ci coxeur yu koy def nga xamante pas que client dina yokk paas mais coxeur tam dina yokk paas ci kaw ni dégg nga dina ñëw ni kat yéen moo leen ci conseillé sax quelque fois leen def leen lii ak lii ma utale daal dem ci chauffeur ni ko gis naa ay clients yu nangoo fay lii ak léegi parce que moom li mu ci am lay seet waaw loolu moom ça arrive parce que lenn lu nekk da nga foo gis fu baax na gis le contraire ca wet ga am na ni départ yëpp nekkul ci ay points yoo xamante ni ñu déterminé xam nga Touba bu jotee moom fu nekk la waaye di jëlee mu ngoog dootoo mën a maîtriser kan mooy coxeur dootoo mën a maîtriser kan mooy rogodière te kenn xamul tamit fan mooy garage waaw mu ngoog garage amatul nu waaye neex rek ngay noo xalaati mooy nooy defaree sa affaire rek noonu ngay doxee loolu moo waral loolu compliqué na quand même c'est trop compliqué waaw donc organisation bi moom dafay xaw a des ci buñ jot jëple màggal parce que ci koñ yi sax da nga fay gis oto yu taxaw di yem Touba voilà mu ngoog Ndongo Fall transporteur ñu ngi lay remercier ci invitation bi nga wuyu di la bàyyi nga jox sa kàddu bu mujj. man itam maa ngi leen di remercier ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi ñu doon déglu. di wax ne doomu aadama rek laa bu fekkee ne liñ doon wax dama cee wax lii loo xam ne touché na kenn tam maa ngi koy jégalu te xam ne nit rek laa di gën a ñaax sunu mbokki chauffeurs yi ak sunu mbokki transporteurs yi ak clients yi ñu duggante ci jàmm ànd ci jàmm ba àggale màggal gi ci jàmm. maa ngi ziyaare ñëpp di balu ak ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. merci beaucoup Ibrahima Ndongo. voilà donc ñun tam ñoo ngi koy kontaan nañ ci intervention yi mu def gis nañ ni professionnel lañ xam ne gis nañ tam ne ambition yi nga xamante ne ñoom lañ am ñoom pour da nga moderniser wu di yaakaar ne aussi état bi dina lañ ci jàppale ak seen personnel yi da nga te di ko fàttali ci ni comme li nga waxoon léegi oto boobu ñu jàppoon ci affaire licence bi mais da ngeen di négocier ak administration bi ñoom dinañ leen déglu ngeen jëm a xam oto bu ñëw au moins bu licence am génnagul ngeen am benn certificat de dépôt boo xamante ni dina tax kooku man di ci jariñoo en attendant xam ni kat kii déclaré wu na. wala merci Ismaïla Ibrahima maa ngi kontaan ci loolu. parce que loolu noonu yàgg nañ ko def yàgg nañ ko demandé. directeur CETUD mi ngi may dégg.
directeur des transports Cheikh Omar aussi mi ngi nuy dégg loolu yàgg nañ koo jooy te ñoom xam nañu loolu xam nañ ne agrément yi dañuy def li ñu war lépp mais ci ñoom lay des mais lu tey oto bi jigéen ñu defal une attestation provisoire pour wane ne kii déposé na kii nañ ko may un délai de 15 jours balaa booba licence bi dana génn mais duñ ko def dañuy sànni à la merci des policiers policiers yi ñoom ci yoon la ñuy doxal surtout que yéen professionnel ngeen quand même mais justement directeur des transports mooy Cheikh Omar Gueye moom moo war a defal oto bii boo xam ne génn nga mu defal attestation bi boo xam ne au moins provisoire wane ne de telle date à telle date bu soobee yàlla agrément bi dana génn comme ça ñoo ñu mën a liggéey tranquillement mais moom itam defu ko te franchement ñoo ngi demande waxtaan leen moom boo xam ne na ko dégg pour mën a cee dimbali waxtaan leen ak moom je pense que moom tamit li ko intéressé mooy de réussir mission te mission mooy yéen ngeen nekk ci jàmm da nga atteindre seen objectif mais dëgg la parce que xale bu baax la moom franchement dana déglu ñëpp itam mais franchement daal loolu daal moom ay lacune la yoo xam ne vraiment lu mat a corriger la effectivement comme wax ngeen ko fi te fii solution yu bëri daf fiy feeñee ci wàllum transport bi dina ci andi saafara on vous le souhaite merci beaucoup Ndongo Fall moom lañ doon dalal tey ngir waxtaanee préparatif ubbite l'école yi mais également màggal Touba bi di leen jox dig daje beneen samedi ci beneen émission ñu nar a waxtaanee leneen ci transport waaye it mën ngeen desi ndik suñuy programme léegi di ngeen am bulletin d'information bi à 9h bu fa jógee Business Mag ngeen ci ànd ak Oumou Kalsoum Ba tey dina dalal Moustapha Sow mu nekk président SF Capital jërë ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.